mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di rafetlu ànd beeg ñun ci ITV di leen dalal jàmm ci xabaar yi ñeel campagne électorale bi jëm ci élection locales yi ak départementales yi jëm ci 23 janvier 2022 comme ni ñu ko defee saa su nekk nag dañ koy tàmbali ak actu campagne. actu campagne mooy xabaar yi ñeel élection locales yi tey nag ñu koy tàmbalee tiis yi nga xam ne moo amaat ci bët gànnaaru Sénégal foofee nga xam ne ca diwaanu Matam ginnaaw accident bi ñu fee nemmeeku woon aljuma gi ñu génn ba benn ndaw boo xam ne ay atam toll ci fukk ak juróom daal di ñàkk bakkanam am na keneen koo xam ne tam dafa defaat accident ci cortège bu Benno Bokk Yaakaar foofee ca diwaanu Matam bi la yoon nag ab soxna la ay atam toll ci juróom fukk moom nag dafa daal di amee accident loolu lépp nag nekk mbir moo xamante ne ni mbir mu doy waar la ginnaaw cortège boo xam ne moo jaar ci kawam def accident bu doy waar loolu lépp nag nekk loo xamante ne kon fitna la ak i jafe-jafe ñu koy nemmeeku ci campagne bi saa su nekk bi la yoon nag nekk ñaareelu yoon bi ñu koy nemmeeku foofee ci diwaanu Matam ginnaaw cortège bu Benno Bokk Yaakaar. leneen ci wàllu xabaar ba tey ci actu campagne bi ñu dooree ko ak njiitu Sénégal 2035 Mame Mbaye Niang maa nga fële ca diwaanu Médina foofu nag kii de Doudou Diagne Diecko moo koy dalal ñu waxtaan ak ñoom waxtaan ak askan wi Médina ginnaaw nag lu jëm ci élection locale yi 23 janvier 2022 moom nag dina fësal programme am nee nañu def caravane daal ci xàll Médina yi ngir fësal bëgg-bëggam ak tamit xemem teefam ci bopp mairie bu Ndakaaru capitale bu Sénégal loolu lépp kon nekk mbir moo xamante ne ni moom Mame Mbaye Niang njiitu Sénégal 2035 mu ngi koy amal ca diwaanu Médina ak li ko wër. noonu itam la ko Doudou Wade di defee moom moo nekk tête de liste coalition Wallu Sénégal ci ville bu Ndakaaru mu tamit ma ngay amal ay doxantu ak tamit ay nemmeeku ci xàllu Ndakaaru wi di seeti ñi nga xam ne kon ñoom ñoo ko teewal ci gox goxaan yi waaye tamit di diisoo ak askan wi di weccante ak ñoom xalaat ci lu jëm seen wàllu programme ak yu ne mel loolu lépp kon nekk ay mbir yoo xamante ne tam Doudou Wade kon mu ngay gën a fësal di gën a def ay jéego jëm ci élection locale yi rawatina liste bi nga xam ne loolu la jiite di gën a jege askan wi di leen gën a xamal programme am ci ville bu Ndakaaru bi nga xam ne kon moom la Wallu Sénégal daal di samp ci Ndakaaru capitale bu Sénégal te moom Doudou Wade nekk seen njiit du ñàkk tamit dina ci dikkaat mu gën a yaatu ci beneen jotaay xabar bu ci àllande ak image yi nga xam ne dina ci tukkee ginnaaw ndaje gi muy amal ak askan wi jëmale ci li ñuy dippee proximité ak tamit ay caravane yoo xam ne mu ngi koy def ci Ndakaaru capitale bu Sénégal moom candidat coalition Wallu Sénégal Doudou Wade. ginnaaw gi ñu dem ci bët saalumu Sénégal ci doonu Ziguinchor nag xam nga ne foofu tamit xeex bi moom du mën a yomb ginnaaw mbër yi samp seen ndënd bokk na ci waa Benno Bokk Yaakaar UCS ak Yewwi Askan Wi ci njiital Ousmane Sonko nekk kon amaana liste yi nga xam ne kon ñoo gën a fës ca Ziguinchor waaye nag ñoom waa Benno Bokk Yaakaar nee nañu kon léewoon ca 2019 jeex na tàkk ndax jàpp nañu kon élection locale yi 23 janvier 2022 seen élection la dinañu duma ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Yewwi ci njiitalu Ousmane Sonko duma tamit Abdoulaye Baldé njiitu UCS loolu lépp kon la ñu doon xamle ginnaaw ndajeek meeting gu yaatu goo xamante ne kon amal nañ ko ci Ziguinchor ñu ànd ci leeral sunu ndaw ci Ziguinchor Assane Ba. ginnaaw kalunaay délégation départementale coalition Benno Bokk Yaakaar bu Bignona mu ngi woon ci biir Blouf ci village bi nga xamante ne mooy Kagnobon nekkee ci biir commune bu Diegoune foofu la Benno Bokk Yaakaar def meeting am bu rëy ci teewaay responsable moral parti bi ci biir département bi ak ki nga xamante ne mooy candidat du conseil départemental maire sortant bi nekk candidat coalition bi profité na ci meeting bii rek xam ne ay réalisation yi nga xamante ne def na ko ci wàllu wér-gu-yaram. bi ñuy agsi fonds de dotation ci 1 million la tolluloon daaw ñi ngi woon ci 1 million 3 millions 500 ren jii danañ ko yóbbu ci 4 millions bu soobee yàlla bu ngeen ñu fi tegaatee ñu fexe nañu ba li amoon jafe-jafe ci poste de santé Diegoune 2 ñàkk ndox indi nañ fa point d'eau boo xam ne 14 millions la ñu financé pour ñu defar ko foofu. mu nekk candidat ci conseil départemental bi Mamina Camara mu ngi compte rek ci électorat bi nga xamante ne juróom-benni commune Blouf yi am na ko ngir mu mën a toogaat ci bopp département bi mu ngi woo militant yi rek ñu gën a liggéey ngir ñu gagné élection yi. du yomb nag du yomb fii Blouf ku ne dafay yomb de nax ko parce que xam ngeen fu ma bëgg a waxu mag da ngay jënd du yomb. loolu tax depuis bu ñu nekk prime boo gisee ministre bay lépp ne ne may ñëw jàppale militant sur le terrain ngeen xam ne élection bi du yomb mais c'est la coalition de l'espoir. ginnaaw jël bu métti bi nga xamante ne Benno Bokk Yaakaar amoon na ko ci présidentielle yi responsable moral coalition bi ci département bi xamle na ne rek loolu du amaat te Benno Bokk Yaakaar pare na rek
ngir jëlaat Boulouf. lii amoon 2019 te mu métti yow ñun ñëpp du amati mukk li yoon suñu yëpp nañ ko nanguwaat waaw donc communes yi les 19 communes en tout cas man de na yaakaar ne dañ leen kay. ci biir Boulouf nag coalition Benno Bokk Yaakaar dina fa jàkkaarloog opposition bi nga xamante ne mooy Yewwi Askan Wi te Pastef gën caa fës waaye mouvance présidentielle bi xamle na ne rek duñ leen ko bàyyee te dina metti lool ngir gagner élection yi ci biir Boulouf. Assane Ba jërëjëf ginnaaw coalition Benno Bokk Yaakaar ñu waxtaanee coalition Yewwi Askan Wi ci Ndakaaru njiit li Barthélémy Dias ma nga woon ca diwaanub Fann Point Amitié demoon ci diwaanub Fass Colobane Gueule Tapée ak Médina ngir waxtaan tamit ak ay militangam ak i naataangam yi nga xam ne kon la fekk ci commune yooyu moom Barthélémy Dias jot na fësal bëgg-bëggam disoog askan wi ci mbooloo mu takk woo xam ne moom la àndal rek def lii di caravane boobule ci teewaay tamit Guy Marius Sagna moom Barthélémy Dias fësal na waat na bëgg-bëggam ci boppu ville bu Ndakaaru waaye nag jàpp ne daal ñoom seen programme bi ñu teg nekk na programme bu gën ci Ndakaaru nekk na programme boo xam ne jàpp na ni moo nekk programme bu baax ci askanuk Ndakaaru loolu la daal di xam ne moom Barthélémy Dias ki ñu ko toppal ci caravane bi di Ami Diouf ñu ànd ci moom ci leeral. ci xumbute gi la militant yi gunge kii di seen candidat di Barthélémy Dias candidat wu Yewwi Askan Wi ci mairie bu Dakar doon amal caravanam Amitié jàpp Gueule Tapée. ci caravanam bi Barthélémy Dias ànd ci ak kii di Guy Marius Sagna Pala Samb di candidat ci mairie bu Point E ak kii di Abdou Aziz Paye candidat ci mairie bu Fass Colobane Gueule Tapée ñoom ñëpp ku nekk ànd ak xel mu dal. bu neex a àndal parce que dama ne lii di fulla fayda jom gëm yàlla ak gëm ëllëgu Sénégal mooy voté Yewwi Askan Wi le 23 janvier 2022 xol yi mën a sedd guy ni glace Sénégal jëm kanam te jamono ñooy Sénégal. ndaw si ànd ak Pala Samb moom nag tànneefam di Barthélémy Dias pour mairie bu Dakar. Bart rek dañu gis yu baax yu muy def te tamit doomu Khalifa Sall la comme Pala Samb ñun dañoo bëgg Khalifa Sall donc Khalifa Sall lu mu wax rek fa la ñuy ànd ku gis lu muy def commune am nga xam ne bu eggee Dakar rek toj fi waaw. mbooloo bi takku lool topp ci ginnaawam kii di Barthélémy Dias di fàttali mbëbët bi mu am ngir mairie bu Dakar. man nag comme wolof Njaay nee na saabu du fóot boppam ma ne ku xamul Bart na dem Mermoz Sacré-Cœur laajte kan mooy Barthélémy Dias wante daal waxal leen ma mbokk yi ak njaboot gi Bart nee na su ngeen ko falee maire de Dakar di ngeen fal ndaanaan bu am yaakaar ci ëllëgu Dakar di ngeen fal ndaanaan bu am cofeel ci askanu Dakar di ngeen fal ndaanaan bu am yërëmande ci askanu Dakar mais surtout di ngeen fal ndaanaan bu am la détermination et la volonté de servir Dakar. fépp fu caravanam bii jaar Barthélémy Dias di fàttali ay ñooñam ni nga xam ne noonu la ñuy wootee candidat wu Yewwi Askan Wi di xamle ne ñaari kees la bu bés ba bu commune bi ak bi nga xam ne mooy bu mairie bu Dakar. candidat bu Union Citoyenne buntu bi Soham Wardini bëgg wutu boppam ci mairie ville bu Ndakaaru ma nga woon ca Médina fekk ji fa Bamba Fall nekk njiitu coalition gëm sa bopp ci diwaanu Médina ñoom ñaar nag joxante nañu loxo weccantey xalaat loolee nag di firndeel li nga xam ne moom mooy jàmm gi ñuy sàkku ci élection locale yi ñoom sax loolee la ñuy woote ne nag li ñu bëgg rek mooy jàmm sax dàkk ci élection locale yi jàmm tamit wëy ci Sénégal loolee la ñu fësal ne nag kon ginnaaw seen ndaje boobu nga xam ne amal nañ ko ñoom ñaar firndeel na ni jàmm rek moo war a am ci élection yi jàmm moo sax ci élection waaye itam jàmm moo dikk Sénégal loolu mooy kaddu yi nga xam ne kon jot nañ ko woote ñu ñaan ñëpp moom Sénégal moom li nga xam ne moom mooy Soham Wardini ki ñu ko toppal saa su nekk di Khadija Ndak Diouf reportage. ay garde du corps lañu nemmeeku ci kanamu woto bu nekk ñenn ñi féete ci kanamu mbooloo mi yor mbumbaay bi.
fii si wetu hôpital Abass Ndao candidatu mairie bu Ndakaaru bi di Soham El Wardini fàttewul benn yoon fësalaat lii di programme gi nag li ko ëmb bokk na ci wàllum wérgu yaram njàng meeg njàngale bi ak lii di social. liggéey nañ ci santé lu bare ndax boo xoolee li ñu jot a def ci hôpitaux yi muy Abass Ndao bi nga xam ne ñun ñoo ko yore hôpital Abass Ndao bi yóbbu nañ fa scanner jëm ci éducation bari na lool ndax boo xoolee bourse yi jox xale yi yegg na presque 2 milliards bourse ci école de formation yi fii ci réew mi ak ci bitim réew école yi itam jot nañ defaraat école yu bari école yi bi ñu leen defaraatee itam yaakaar nañ ne jàngalekat yi aussi jàppale nañ leen ci fascicule yi ak fourniture scolaire yi. Ville de Dakar formé na lu mat 12000 femmes formé leen jàngal leen ni ñuy créer entreprise defal leen formation financé leen à hauteur de 240 millions. fii si Médina Soham El Wardini mi bokk ci coalition buntu bi ñëw na seet si fi ñii di artisan yi nekk si bile gox fii nag leaderu coalition buntu bi amal na fi ay dige. bind naa état bi ba won leen ne forum boobu dañ ko war a inscrire ci agenda ville de Dakar kon bu boobaa lépp lu ngeen di produire dana nekk loo xam ne danañ ko mën a wone muy une production locale boo xam ne sur l'international nit ñi danañ gis seen liggéey danañ ko valoriser kon loolu bu ngeen ñu votelee ñun ak maire Médina ñooy ànd defar ko bu soobee yàlla. Soham El Wardini yeesalee lii di karawaanam Santhiaba foofu nga xam ne fekk na fa kii di Bamba Fall di candidat ci mairie bu Médina ñaari candidat yi nag di woo seeni ñoñ rek ci non violence. politique am na élégance quand même li may wax intéressé na ma politique am na élégance mën nga wax sa xalaat te doo saaga doo wax ju bon mais ni nga amee sañ-sañ boobu ci démocratie nangu ni sa adversaire noonu la amee sañ-sañ boobu tamit ci démocratie politique bi jarul violence moo tax ma d'accord ak madame la maire Soham mi nga xam ni signé na pacte bi pour bañ violence man ma répété leen ko santuma kenn mu def violence. Soham El Wardini bu coalition buntu bi ak Bamba Fall bu coalition gëm sa bopp di xamal askan wi rek ne dinañ ànd liggéey ngir andi coppite ci capitale Sénégal bii di Dakar tey tamit di leen ñaan rek ñu woteel leen ci élection 23 janvier yi. coalition Benno Bokk Yaakaar ci Ndakaaru Abdoulaye Diouf Sarr moo ko jiite ma nga woon ca Sicap Liberté fekk fa Zahra Iyane Thiam ñoom ñaar amal nañu meeting gu mag ci teewaayu mbooloo mu takku ñu waxtaan seen programme waaye itam diisoo ak ñu askan wi ci lu jëm seen bëgg-bëgg ci bopp mairie bu Ndakaaru Zahra Iyane Thiam woote waa Sicap Liberté ngir ñu fal ko waaye itam falaat Abdoulaye Diouf Sarr ci bopp mairie bu Ndakaaru ginnaaw gi nag ñoom nee nañ kon danañ taxaw bu baax a baax ndaw ñi taxaw jigéen ñi rawatina kon budget bu ville bu Ndakaaru fas nañ ci indi joyanti ngir rek loole mën a antu loole lépp nag nekk mbir moo xamante ne kon mu ngi amee ci teewaayu sunu ndaw Mame Seynabou Babou. tey nag waa Liberté 6 ñoo aye woon ci vendredi biile dalal nañ kii di candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar bi ñu investir pour ville bu Dakar am mbooloo mu bari daje fii nag xumboon na loolu. candidat tête de liste bu Benno Bokk Yaakaar bu commune bu Sicap Liberté moom nag porte-parole la woon pour Abdoulaye Diouf Sarr. boo seetloo ville de Dakar budget mi ngi toll ci juróom fukki milliards ay at. fukki at ak ñaar ay nit yore ko toll na rek gën caa néew ci téeméeri milliards ci juróom benn téeméeri milliards wan leen ma ban commune ngay dugg gis fa lu tolloog milliards luñ fa tabax amul. Abdoulaye Diouf Sarr dafa ñëw ne bu ñuy jox mairie ville de Dakar juróom fukki milliards danaa ko yóbbu téeméeri milliards. kon waa Sicap xool leen ko. ndax bu ngeen koy xoolaat dama bëgg ngeen gis ko ville de Dakar. Abdoulaye Diouf Sarr di ñëwaat ci lu tax mu tuddee programme am bi Dakar bu bees. plus de 600 milliards de budget cumulé boobu ba léegi
mënuñ si taxawal dara lu askan bi teg seen loxo gis ko ñooñu taxawuñu Dakar dañoo tardel Dakar bon dëgg waa tardel Dakar moo tax ñun ñu ne Dakar bu bees la lay indi Saliou wax na ko léegi pencoo la indi lu ñuy wax gouvernance bu bees inclusivité. ci programme biile ministre de la santé ak bu action sociale moo ngi xamle ni lépp lu jëm ci wàllum personne vulnérable ak jigéen ñi nekk na loo xamante ne ndax na koo soxal loolu bés buñ ko falee Abdoulaye Diouf Sarr nag moo ngi xamle ni budget bu ville bu Dakar dina jóge 50 milliards jëm 100 milliards. kon bu ñu reeree ba pare di nga mën a génn ànd ak sa doom. coalition Benno Bokk Yaakaar la ñuy des ndax ñu ngi woon ca diwaanu Saloum ki ko jiite di Pape Demba Bitèye ak ñi mu àndal ñëpp Mamadou Ndiaye Rahma ñoom nag nee nañu la ñu bëgg rek mooy fexe ba toog ci boppu mairie bi ak ci boppu présidence bu conseil départemental bu Kaolack ñoom nag jotoon fësal ginnaaw meeting bu ñu amal ca Ndiédiène fësal seen réalisation yi nga xam ne kon président Macky Sall nee nañu def na ko fa waaye itam taxaw askan wi ci lépp loo xam ne seen jafe-jafe la ak seen bëgg-bëgg nee nañ doon ci xar seen tànk tubéy ñoom tamit nee nañu ndam li moom féete na seen boor ba noppi le 23 janvier 2022 lépp dina leer ndax loolu ñu daal di xamle Pape Demba Bitèye moo yoroon kàddu gi ñu teewlu ko ci micro Adama Sarr ak Astou Mbaye ci diwaanu Kaolack. comme ni ñuy wax rek jinne bu bëggee daxaar ku yéeg daanu président Macky Sall moo soxla moo tànn ses choix et que léegi toute la grande coalition pare nañ pour dëggal loolu moo tax tey ngeen gis fii nii ñu taxaw parti politique yii yëpp taxaw fi booloo nekk benn amuñ benn objectif lu dul atteindre l'objectif bi nga xam ne moom la ñu président sant muy remporter largement la victoire au soir du 23 janvier 2022. léegi nag monsieur les chefs de village dégg nañ seen doléance li si ëpp wàllu courant bi la courant bi nag li may wax président bi nga xam ne moo wër Sénégal balaa muy jot réew mi président bi nga xam ne moo fi ñëwoon fekk fi coupure yu tali coupure yu métti moo anticiper ak loolu bu mu régler problème délestage yi ba pare léegi ñëw na taxaw teg programme boo xam ne ñu ngi ko tuddee accès universel à l'électricité maanaam fii ak 2025 dëkk bu nekk courant dina fa yegg pour que population yi mun a am courant kon loolu nag xam leen ne Ndiédiène bokk na si Ndiédiène bokk na si programme yi nga xamante ne nii moom lañ am avec le Millennium Challenge Aquant mooy MCA et dinañ fi def pratiquement dans la localité plusieurs villages. gërëm sunu correspondant yi nga xam gërëm sunu naataango yëpp ñuy àndal saa su nekk ci campagne bi ginnaaw campagne bi ñu ubbi geneen xët nataalu candidat yi. nataalu candidat yi mu ñuy yóbbu ca diwaanu Pikine xam nga ne nag Pikine lu toll ci juróomi mbër ñoo samp seen ndënd ci département bi ngir bëgg wutu ki nga xamante ne ni moom mooy Abdoulaye Timbo moom tam bëgg sax wutu boppam bokk na ci ñi ci gën a fës di Daour Niang Ndiaye moom tam bëgg wutu Abdoulaye Timbo ci bopp mairie bi boole nag nekk kon ay jongante yoo xamante ne nii amaana du yomb ci kenn ci ñoom ñëpp di ay mbër samp seen ndënd ci diwaanu Pikine ginnaaw gi nag Pikine jaxutu yi jàppale na seen budget toll na ci juróom-ñetti milliards sunu koppar at wu nekk la ñuy natt foofee ca mairie ville ba ñu ànd ci leeral ak Mamadou Dieng ci netaalu candidat yi. yaatuwaayam toll ci juróom-ñeent fukk ak juróomi kilomètre carré Pikine di benn ci département yu Dakar yu bokk ci ñu ëpp ñi fa yeewoo ci Sénégal mu wetu gox yu mel ni Dalifort Hann Montagne Ndargu Ginnaaw Rail ak Thiaroye-sur-Mer Abdoulaye Timbo mooy maire ville de Pikine diggante 2014 ak léegi mu wutu Pape Sagna Mbaye bu Alliance des forces du progrès mi toog ci bopp commune bi 2009 ba 2014 moom Abdoulaye Timbo ay nitam ne self-made man la maanaam ku jéemal boppam lépp. muy homme politique bokk APR jege lool njiitu réew mi di sax nijaay ci moom ci Pikine muy wut ñaareelu mandat Abdoulaye Timbo ne ci bilan la ko teg ak projet yi mu nal bëgg ko yeggali bilan bi ñu mën ci lim ci njàng mi ab collège bu mu tabaxal Thiaroye-sur-Mer yeesal collège bu Diamaguène Sicap Mbao gàddu ay frais d'études yu ñetti junni ci ay étudiants ci ay école ak institut de formation professionnelle joxe juróom-ñaari junni ci ay table banc teg ci di sargal ndongo yi at mu ne ci wér-gu-yaram Abdoulaye Timbo ne tabax na ñetti bloc opératoire ca Kër Massar Mbao ak Pikine équipé ko mu wutal l'hôpital bu Pikine fukki couveuse tabaxal dispensaire grande mosquée bu Pikine yeesal maternité Dominique ci xeex mbas mi mu jox école yi dispensaires yi ak préfecture yi ay jumtukaay xotti ay yoon tabax ay infrastructure soqali tàggat yaram caada taxawu ndaw ñi
Benno Bokk Yaakaar dar ko moom Abdoulaye Timbo muy wut weneen mandat ci ville bu Pikine ngir wéyal liggéey bi waaye Mouhamadou Lamine Gueye bu réewu Ngor ne du ko ci bàyyi moom opérateur économique la xam-xamam màcc ci commerce international muy chef d'entreprise ay nitam ne ko xarañ la teg ci ràññeeku Mouhamadou Lamine Gueye dégg lool kàllaama chinois di interprète moom mi mu ne dafa bëgg a tabaxaat Pikine xottil ko ay yoon yu méngoog jamono def ko mu neex a dund yokk jumtukaay yi ci kër docteur xeex guerre mu ànd ak république des valeurs keneen itam bëgg moom toogaat ci boppu mairie bu Pikine muy Daour Niang Ndiaye moom mi moo doonoon maire diggante 2004 ak 2009 doonoon kenn ci ponkal yu parti démocratique sénégalais ca Pikine mu lëngoo jamono yi ak coalition Gëm Sa Bopp mu doonoon ancien membre bu bureau bu assemblée nationale membre comité directeur bu PDS Daour Niang Ndiaye bëgg a dellu si ci boppu mairie bi loolu bett ñenn ñi waaye moom mu ne dafa bëgg a jëlaat Pikine ñeneen itam di yootu mairie bu ville de Pikine di Cheikh Dieng bu wàllu Sénégal di maire bu Djiddah Thiaroye Kaw Ibra Gueye itam naka noonu Alpha Dé ñuy juróom benn kon ci course bi ci commune bi nga xam ne budget bi weesu na juróom-ñett ci ay milliards ci sunu ay koppar. Mamadou Dieng jërëjëf ñu dal kon ci charte doxalin ni ñu ko defee saa su nekk di ci ànd ak sunu expert di Babacar Fall secrétaire général bu GRADEC moom mu indi ñuy leeral ci ay ponk yoo xam ne mën na si cee indi ay leeral ci lu jëm ci élection locale yi nañ koy doxaleeg lu ni mel saa su nekk du ci ànd ak sunu expert Babacar Fall secrétaire général bu GRADEC ñu teewli kàddoom ci li ñu indil tey ci leeral jëm ci élection locale yi ñu dëgmal. waaw comme ni ñu ko waxee campagne électorale dafa nekk loo xam ne nii lu war a am la saa yu jubee ci élection. bu dee élection locale maanaam élection municipale ak départementale campagne électorale bi loi bi dafa war a wax ni fukki fan ak juróom lay am avant laata ñuy voter mais loolu tekkiwul ne fukki fan ak juróom lay durer maanaam fukki fan ak ñeent lay doon campagne bi fukkeelu fan ak juróom bi dañ koy woowee ci jargon électoral silence électoral bis boobu kenn du ci def dara donc bu ñu xoolee ci xayma campagne bi mi ngi démarrer le 8 à partir de 0 heure daanaka dañuy dugg donc ci samedi le 8 day dem ba àjjuma le 21 à partir de minuit ci lay arrêté loolu mooy fukki fan ak ñeent yi maintenant nag campagne bi li koy régir mooy bu fekkee ne da nga nekk campagne bu la war nga mën a def ay affiche yoo xam ne da nga koy def am béréb yoo xam ne dafa am moom la ñuy jagle pour affiche yooyu donc boo demee commune bu nekk maire bi dafay jël maanaam arrêté daan nekkat place sangam fii war nañ fi afficher place sangam war nañ fi afficher dafay def sax des fois ay tableau yoo xam ne nii foofu la ñuy war a afficher donc bureau affichage bi dañ ko réglementé beneen bi mooy candidat bi mën na def li ñuy wax ay maanaam circulaire de propagande ñu koy tudde profession de foi mais loolu bu ko bindee loolu dañ koy wax dafa am lu ñuy wax formalité dépôt légal c'est-à-dire que bu ko bindee daf koy yóbbu direction générale des élections jébbal leen ko ñoom ñu xool ndax texte bi amul dara loo xam ne par exemple mën na yee fitna wala loo xam ne par exemple dafay maanaam wax ay mbiru waaso yu demee noonu bu fekkee document bi xool nañ ko ba ne baax na ñu imprimer la ko yow bu ko defee document de propagande boobu nga koy yóbbu di ko joxe ci say meeting ak yu demee noonu ak sa caravane yi ngay def benn mbir bi mooy comme xam ni ma ko waxee campagne électorale nekkul loo xam ne ni maanaam télévision yi ak yooyu dañ koy couvrir comme ni muy amee présidentielle ak législative waaye nag rajo yi mën nañu interviewer ay candidat woo candidat bi mu wax programme ak yu demee noonu ñu jàllale ko waaye nag loolu bu ñu ko def dañ ko war a def ci yamale moom maanaam waruñu def ci mu fës keneen ki ñu néewal ko yow bu fekkee da nga nekk candidat nga gis ne maanaam presse bi dafa xaw a jeng maanaam beneen candidat la gën a favoriser bu boobaa yow mën nga def plainte déposer ko li ñuy wax cour d'appel la cour d'appel bu dee fii Dakar moom mooy la cour d'appel qui est compétente lépp loo xam ne dafa jëm ci contentieux ci wàllu campagne électorale ñoom ñoo koy traité bu ko defee bu fekkee yow da ngay jàpp ne dañu la léser waa cour d'appel dañuy jël dogal immédiatement pour dellool la ci sa droit te dogal bi nga xam ne cour d'appel mu ngi koy jël dafa nekk dogal boo xam ne maanaam loolu kenn mënu ci def beneen appel maanaam nga attaqué ko devant cour suprême wala yooyu dogal la boo xam ne bu ko xasee ba jël maanaam yow dafay imposer wu ci candidat bi maanaam loolu aussi dafa nekk loo xam ne moo mandargaal campagne électorale bi ci mujj nag mooy bisu élection dañu tere képp koo xam ne candidat nga wala nga ngay citoyen ci bisu élection bi ngay distribuer ay documents de propagande yu mel ni bulletin de vote yi pour maanaam xamal sa couleur u candidat ak yooyu ci bërëb bi nga xam ne moom la ñuy voté waruloo ko
joxe loolu bu fekkee da nga ko def bu ñu la jàppee am na daan yoo xam ne dinañ la ko teg te daan yooyu prévoir nañ ko ci code électoral bi. Babacar jërëjëf gërëm leen mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV gërëm ñëpp ñu jàpp ci xabaaru local yi ba lépp yemb ñu jox leen dig daje ëllëg bu ci Yàlla àndee ci beneen numéro xabaaru local yi ci ITV jërë ngeen jëf.